moom Ousmane Sonko waru ko woon mën a éviter. ndax effectivement génn na jubilé. ba am sax ay dommages yoo xam ne fekk na ko ci. xeetu saccage bi nga xam ne def nañ ko ci cortège am et tout ça. mais le fait que tout de suite après le lendemain mu dem Porokhane pour def ay ziaram alors que c'était à quelques jours du Magal. est-ce que sacrifice bi waroon mën a am ci côté am mu toogandi quelques heures yoo xam ne dina feetoo que Lions yi loolu nga xam ne mooy victoire bi ànd ci opposition bi ak pouvoir bi. pour matérialiser justement devise bi nga wax un peuple un but une foi. mais dañu gis ne Ousmane Sonko ni ñu koy waxee dafa xaw a weex donc. fu mu présent wala fu mu absenté rek dafay fës si saa si est-ce que waruloon def effort aussi pour mën a teew. waaw li nga wax nii man jàngat bu gàtt bi ma ciy def rek mooy man su ma doon Ousmane Sonko lim def nii loolu laay def te dinaa wax fi ma ko teg. parce que Ousmane Sonko. maanaam dafa programme gisanteeg Serigne Mountakha mu war koo recevoir lu jiitu lettre bi di ñëw te man mii di wax xam naa li may wax xam naa ci dara man su ma sëñ Mountakha woon xalifa général des Mourides Macky Sall woo ma man damay dem wuy ji sëñ Mountakha loolu gëm-gëm la yaa ngi dégg maanaam il faut nit ñi bañ a def amalgame bañ a jaxase ay mbir yu bokkul Ousmane Sonko li lay wan ni accepté na woote bi mooy dafa bind féliciter le président de la République yaa ngi dégg féliciter Lions yi kon loolu mën nañ jàpp ne te loolu def na ko avant le match boo seetloo avant le match la ko def bi match bi après le match mu def ko ba pare génn jubilé wane ni kontaan naa ci kon jàpp naa ni képp koo xam ne sa intention sérieux na amoo dara loo ciy wax te bàyyil bu nit ñi jaawale woowuñu invité wuñu Ousmane Sonko Yewwi Askan Wi lañ invité tout à fait il faut nit ñi xam loolu jaral leeral non invité wuñu bu doon Macky Sall dañu Ousmane Sonko invité naa la waaw bu demul mën nañ ne lii moo tax waaye dafa invité Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi kay boo ko waxee Khalifa Sall bu fa teewee Déthié Fall teew fa Barthélémy Dias teew fa jàpp naa ne foofu jaratu polémique te lu wér la imam maa ngi ko am ñu ma ko doon wax ñu ne Ousmane Sonko dafa waroon teew impérativement ma ne leen message bi nga xam ne moom lettre bi nga xam ne moom la Macky Sall adressé mu ngi ko adressé opposition bi waaw opposition bi nag ci biir bëri na ay bànqaas yu si nekk Yewwi Askan Wi daanaka moo ci ëpp doole jamono ji mais Yewwi Askan boobu am na seen délégation boo xam ne teew na ci aéroport ba muy Barthélémy Dias Khalifa Sall ak ki nga xam ne mooy Déthié Fall waaw xam nga Abdou Khadre réew mi ne ama gën a xam réew mi li ñu naan ñii gàmmoog ñii raas démb bokkuñu réew mi polémique da leen a neex mais jàpp naa ni li amakus nii li jot a amakus nii ñu koy xool foofu warul am polémique quoi parce que def nañ essentiel mooy ànd nañ feetondoo feet gi loolu moom Sénégal yëpp ànd feetu ko man jàpp naa ni même bu leen Macky Sall woowul woon ñoom opposition bi bu Lions yi di ñëw am war nañoo am fulla dem leeru leen ndax ñoo ko parce que Macky Sall moomul Lions yi moomul coupe bi yaa ngi dégg Lions yi bi ñuy dem défendre ñu drapeau Benno Bokk Yaakaar défendre ñu drapeau APR vert jaune rouge lañ doon défendre drapeau Sénégal yaa ngi dégg kon yooyu ñi ciy nekk di ci tardé wu ñooñu polémique ci lañ nekk te jàpp naa ni polémique moom amul solo li am solo daal mooy niñ ko defee rafetlu nañ ko te ba nii may wax ak yow gisaguma ci récupération politique mu fi des fenn rek laa xam ne man ba léegi kenn convaincre guma ci musuma gis man ab délégation ci wàllu football ñu ne ma 52 personnes ñoo ci bokk loolu moom lu jara taxaw la danga may baal ñu taxaw foofu sax préciser effectivement xam nga yaa ngi wax polémique ci lu wër Ousmane Sonko ak ñàkk teewam waaye beneen polémique boobu nga xam ne daanaka dafa sax xaw a mel ni lu tilimal victoire bi te boo xoolee politique am na ci ndax ñi ko jiiteeg ñi ñu ciy tudd xamee nañ leen ci wàllu politique également parce que bu dee Lions yeeg Lions yi rek defe naa ne xaalis du leen boole kenn polémique boobu nga xam ne moo ñeel wàllu prime yi ak anam gi nga xam ne moom lañ ko doon séddoowee ñu gis ne dégg ne am ay firnde ne am na ay ministres yoo xam ne sax dañu séddu loolu nga xam ne mooy polémique bi ak ministres yooyu même bu dee ci délégation yi la ñu bokk est-ce que jàpp nga ne luy yell la ak nag ban gis-gis la xam nga Abdou Khadre man dama bëgg a bokk ci sénégalais yi nga xam ni man pression du tere ma wax sama xalaat maanaam émotion tamit du tere ma wax li ma xalaat sénégalais yi ñu ci bari dañuy demee émotion ak bu pression baree rek dañuy fàtte seeni conviction man nag maa ngi ñaan yàlla bokk ci sénégalais yi nga xam ne pression ak
ak lu wax bari ma wax rek li nga xam ne moom laa gëm. man damaa gëm man ci ni Lions yi 50 millions yi ñu leen jox sax c'est pas l'appel. man te dinaa wax fi ma ko teg bu ñu waxantee dëgg Lions yi soxlawuñu xaalis Lions yi kenn ku ci nekk am na ci ñoo xam ne ñu ngi fayeeku 30 millions par semaine ñii 50 millions ñii 40 millions. mais imam njabootu Lions yi yaatu na de. waaw non damay ñëw foofu dafa am lu ëpp solo xaalis. xam nga ñun Sénégal malheureusement dañoo am problème ak xaalis. parce que jàpp nañ ni nit boo ko bëggee teral rek il faut nga jox ko xaalis. mais am na teraanga ju ëpp doole xaalis. te am na ci réew mi. mooy loolu ñu leen takkal noonu. décoration boobu bu ñu ko valoriser. moo ëpp doole xaalis loolu takkaluñ la ko yow. parce que defuñu li Lions yi def. te du ñëpp koy am. maanaam nañu valoriser li république bi am. li république bi am du xaalis kese. république bi li mu am ay valeur la. man jàpp naa ni mënoon nañ leen a valoriser ci côté boobu. terrain yi ñu leen jox sax d'accord naa ci. parce que terrain yi bu ñu la ko joxe bu ñu ko tabaxee dina tax ñu investir ci réew mi moo ciy gagné. yaa ngi dégg mais maanaam mënuñu départ guñu rek ñuy waxi xaalis maanaam ñun suñ régime bii fi nekk. malheureusement nag dañu am problème ak xaalis am problème ak transparence moo tax lépp fu xaalis jóg rek da ngay gis ni bu doxee tuuti rek nga gis ni maanaam séddale bi ni muy nekk mooy bii bukki bii njuur bii sàmba man su ma doon conseiller président Macky Sall mais bu fekkee ni am na lu ma leen di jox ci xaalis man dama koy gën a symboliser comme cité yi mu wax xam nga tey immeuble bu ñu tabax day créer ay emploi dina am Sénégal yu ci xëy liggéey ci dañ leen di fay ñii di garde ñii di raxas te Sénégal bu ñu waxantee dëgg nag dafa am ay problème yu fi nekk yoo xam ni xaalis moo ko war a régler problème mu enseignant yi mu ngi ci réew mi syndicaliste tey école bi mu ngi taxaw jàpp naa ni xaalis boobu jëloon ko jox ko enseignant yi wala yóbbu ko ci hôpitaux yi moo gën a nekk farata di ko jox ay professionnels yoo xam ne ñëpp ay milliardaires lañ man lii laa gëm man ku gëm leneen nga wax ko. wax nga wàllu séddoo bi imam baal ma. c'est important ma daaneel. parce que waxuma ni Lions yi amuñu mérite. parce que nangul naa leen dañoo am mérite. mais mérite bi jiitu ci mérite bi mooy ñu teeru leen tatagal leen takkal leen. suñu raaya réew. loolu moo ëpp doole xaalis. te république loolu la gën a war a valoriser. waaye tey fi réew mi toll nguur gi fi ne dañ ñëw wan ni dañoo am problème mu xaalis. parce que enseignants yi ngi revendiquer seen àq yoo xam ne joxuñu leen ko yaa ngi dégg ñaata te ci Covid lañ jugee ñaata sénégalais ñoo fi nekk ñoo xam ñàkk nañ seen emploi ndax Covid bi yooyu jàpp naa ni mënoon nañoo jël xaalis bi nga xam ni jëlee nañ ko ci Coupe d'Afrique bi ñu investiraat ko ci ay football ci ay stade yaa ngi dégg parce que tey réew yi ñu wër man Égypte dund naa fa boo demee ay stade yu baax a fa am Caire rek di nga fa fekk ñetti stade yu baax ñun bu weesoo benn stade lañ am te ba léegi nii ñu ngi koy waaj a inauguré xaw ma dina baaxam du baax yàlla na baax maanaam mbir mi dafa war a tegu rek ci dëgg ak transparence et puis ñi jiite footballu réew mi xaalis bi nga xam ne CAF daf leen koy jox ñu génn def ay conférence de presse wax xaalis boobu fan lañ koy dugal mais loolu sénégalais bu ne war nga koo xam tey jii lañ jëlee CAF sénégalais bu nekk war nga koo xam parce que demaluñ fa woon seen bopp réew mi lañ fa demaloon mais débat yooyu kenn mënul fexe ba nit ñi duñ ko posé wo parce que ci république lañ nekk. D'accord.